di may seen émission Teuss Uniparcours cosmétique. Vivez votre beauté, exprimez votre différence. Expresso mi leen indil seeni forfait bourg yu ànd ak 4G yi moo leen di may seen émission Teuss. L'écran moo leen di may seen émission Teuss. Teuss Zik FM di journalu faits divers yi. suba su ne 8h30 jotee altine ba àjjuma. Teuss di xew-xewu jamono ci biir quartier yi. Teuss di ay faits divers yu ngeen di nettalil seen bopp yéen ñi suñuy auditeurs. Teuss ak Ahmed Aïdara. man way naa laay yoo de dem nga bay ma man way naa laay yoo de wetal nga ma man way naa laay. Assalaamu aleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaw kay Chimère nuyu naa la de yow xam nga ne duma la fàtte waaye jóoba juba cey sama ceddo bi jóoba juba Baye Sëriñ Saaliw. Baye Sëriñ Saaliw a ngi noonu taalibe Sëriñ Saaliw waaw kay waa Jóob nag tey moom vraiment da ngaa laal sa bés marom bu baax tey moom alaaji moom amul dara damay bañ couleur bi ñu moomale ko kenn léegi alaaji kenn moom tey nag daa mel ni jot daa amul xaaral rek ma dikk dégg nga xale bi nee nañ dafa réer doon dem Wakaam boobu ba léegi gisuñu ko ay booru 18h la fa jóge woon papaam mi ngi tudd Fallou Fall yaayam mi ngi tudd Bintu Fall Ale Fall mi ngi dëkk arrêt 28 ba amoo 6 waaw ngir yàlla képp koo xam ne gis na ko daal na woote ci 77 627 41 53 mi ngi am 15 ans Assane Niang alaaji dafa réer le benn pochette bu def nag carte gab CBAO permis de conduire ak carte d'identité pire fële ca ngaay saak ba nag amoon na benn ordinateur bu ndaw ak benn cahier leçon la wax ba mu bindoon nag ca couverture ba turam complet filière bu ñu ko joxee te moom bëggul ndeysaan ko xam sax turam ak yooyu daal waaw bu dee ab taximan daal jàppale ñu rek ngir yàlla dimbali nu rek waaw dimbali nu rek ngir yàlla nga indi ko fii ci rajo bu mag bi nga xam ne nag moom mooy Zik FM voilà Alaaji Ibrahima Touré ñu ngi koy nuyu le doyen. Papa Ibrahima. waaw Alaaji nag suñu grand frère bi nga xam ne moo fi wàññeeku woon daaw Mamadou Dieng bu Vision. tey nag la def atu yàlla waaw vraiment borom coordonnateur Vision. département bu Guédiawaye waaw ñoom Aïssatou waaw vraiment grand Moustapha Diop ñoom Kane Amadou Kane ñoom Ousmane Sow Modou Bousso vraiment yéen waa Vision yëpp ñu ngi leen di jaale kilifa gu mag googu di ko jaale tama soxnaam di ko jaale waa këram ak waajuram na ko yàlla xare ci àjjuna yi gën a kaw amiin jaale ko tamit waa cité des enseignants ak ñoom mama Ngenaar ak ñoom sama yaay Awa Ndiaye ak sama maam
cousin am la. d'ailleurs moom mi tuddee na ko doom. doyen des juges it ñu xam ci moom keroog ne. bi DM bi nag génn àddunaam tombé woon ñu dénk ko dossier mbir mu jur coow. ñenn ñi am fuñ ko dëkkale ñeneen ñi am feneen fuñ ko dëkkale waaye ci kaw gàttal daal. waa këram kontaanuñ ci nguur gi kontaanuñu ci Ousmane Sonko muy lu rëy nag. ñoom nag ñëw nañ nag moo des nag détails yi moom alaaji dama kaa bàyyi rek moo xal ko boppam soo bëggee ma continuer. doy na déedéet. dama lay junju de yii yëpp ay sujet la yu waa kër Samba Sall toogoon doon xaar seen doom ji pour mu ñoo wax ndax mooy seen porte parole waa lu tax ñu dem ba daanaka ñeent fukki guddi ba léegi mag audio yi moom yegg see guñ ci yii moom la waa kër ga wax rek la li àttekat bi wax nag yegg see guñ ca lii de laa ndug waa xanaa nguur gi joxu ko woon protection alaaji. y a trop de questions. sëriñ si ñoo sauvé réew mi wala moom Samba moo sauvé réew mi alaaj tey débat am na. réew maa ngi ni tekk. Chimère jar cousin wu Samba Sall bi nag. moom la njaboot gi tànn. mu wax def ko porte parole mu wax. ñu naan ko Sita Fagna. Sita Fagna. ana mu Chimère. Sita Fagna maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Ahmed. naka ngeen def mbaa yéen a ngi ci jàmm. sant yàlla bu baax maa ngi nuyu mbokk yëpp. di leen ziar di souhaiter ne que ñëpp ñu ngi ci jàmm. tey yal na jàmm yàgg ci dëkk bi. ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. fi ñuy dooree laaj yi nag mooy doyen. Samba Sall. doyen des juges jóge na fi bu yàggul. est-ce que mën nga présenter wu tam nga gën ñu wax lan nga bokk ak moom. ndem si yàlla ji yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana yal na suuf sedd ci kawam.
man cousin wam laa yaayam mook suma papa ñoo bokk benn yaay bi leen jur man ak sama maam ci booru ci wet ki ñu ko denc kooku moo ñu yar ak sama papa bi ma jur ñu màggandoor diggante Sokone ak Dakar waaye moom nag def na ay Foundiougne ak Kaolack ñun loolu la ñu bokk man sama ay leçon ci moom laa ko daan réciter daf ma daan jàppale it ci ay exercice ak di ma surveiller parce que magee na ma quelques années. d'accord mais gis nañ ne nag bi mu génnee àdduna. ak dossier bi ñu ko mujjee dénk di dossier wu Ousmane Sonko bi. coow yi nag daf ci bëri daal ngeen gis ci wax yooyu. yoo xam ne neexu leen. ci nit koo xam ne. dafay nekkoon ba ci yàgg jóge fi. waaw. dëgg la Sénégal dafa nekk réew moo xam ne nit ñi neexu ñu waxal. te nit ñi foog ñu xam ne dee du gàcce. ndax bu doon gàcce yàlla du ko teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku gën Samba yàlla du ko teg dee honneur la loolu la sëñ Cheikh doon wax mu ni dee c'est un honneur te nit ñi foog ñu xam it ne gannaaw loolu yàlla dee la njëkk a sàkk ko dund ndax ku dem ci alxuraan yàlla wax na ko fa xalaxal mawta wal xayaata coow li nag dana bari ndax Sénégal réew la moo xam ni farfarloo bi dafa bari maa far wala fii laa féete ku mu neex waaye nag dee du gàcce ba tax ñu koy reetaan te jàpp naa ne bu ñu xamoon nit ki dëgg ndax buñ nee nit ki baax na rek na ko ay mbokkam wax bu ñu xamoon nit ki dëgg kon ñëpp a koy bokk ñaanal te li ko ñaanal sax moo ëpp ñi ko reetaan mooy doyen Samba Sall ñi amul fu ña jógeewut ci réew mi muy ci biir réew mi ci biir capital bi di ci biir fa mu dëkk di ci Fuuta di ci Kaolack di ci Gosaas ba ñoo xam ne sax kenn xamu leen ñuy woote di ko ñaanal d'accord moom nag yàlla dogaloon na ne yaramam sutante woon na lañu njëkkoon dégg après ci lañ dégg ne dénk dañ ko dossier bi après nag ci la génn àdduna moom kañ la feebar bi yàggoon na du woon nekkul woon loo xam ne nii sax ci biir bi muy jël dossier bi la waaw feebar bi moom dëgg fa neex yàlla yàggoon na ba tane woon na bu baax a baax sax alhamdulilah macha allah feebar nag dafa jotewut ak dara nit feebar na ba ñëpp foog ne dafay dem mu jóg nit toog na it dara jotu ko mu xëy dem taw at xiin jotewuñu dara waaw kon feebar bi daal laalewul dara ak dossier bi bokkul dara waaw li tax ñu laaj la loolu rek mooy gis nañ fi ñenn ci ay télé naan dossier bi dee leen xool képp kuñ ko jox fan ngay mujjee après ñu wanewaat leen loolu yéen en tant que ay bokkam waaw Sénégal dafa nekk réew moo xam ne ñoom dama jàpp ne ñoom am na ci ñoo xam ne pour ñoom dañoo coup d'état yàlla jël place am man loolu laa gëm dossier bi dafa mystique dossier bi c'est pas mystique et tout ça là yooyu c'est du cinéma en toute sincérité c'est du cinéma parce que li tax ma ni c'est du cinéma bu fekkee ne ni dossier bi dafa mystique ba mystique comme ñoom ni ñu koy waxee ni ñu koy maanaam ñu koy ngandalee daal waaw image bi ñu koy jox waaw mais kon kay kii ndey mbili bi nañ ko fi jële ki taxaw accusé diw ne daf ma def lii ba tax coow li yëpp am ndax c'est de cause à effet bu ko accusé wutoon kon coow li du am waaw léegi pourquoi kooku mu ngi fi ba léegi pourquoi le mystique ne l'a pas atteint man loolu laa gëm d'accord loolu nga gëm ñu des nag ci dossier bi doon nga wax ne doyen Samba Sall feebaroon na xawoon na sax tane laalewul dara waaye gis nañ ne joxoon nañ ko beneen juge kooku nag communiqué bi ñu liir ci journaux yi ñin dëkk ñoom moom mooy ne ginnaaw ba ma waxtaanee ak samay mbokk sama soxna samay xamel daal ñoo ma ne lii ak lii mu bàyyi yéen ngeen gis seen mbokk di doyen Samba Sall yaramam bi sutante woon muy jëli dossier bi xanaa waxoo leen woon ak moom dara wax nañu at moom ku nekk wax na suma papa bi ko yar mbokk yi amul kenn ku ko woowut mbokk yi toute la famille amul kenn ku woowut ne ko na bàyyi dossier bi na bàyyi na jël dossier bi mu bàyyi ñëpp a ko wax man mii di wax ak yow woo naa ko te laataa ma koy woo sax suma papa bi ko yar woo na ko ne ko Samba musuma la sant nga bax musuma la sant nga bañ lépp lu ma la mus a wax rek defal nga ma ko jëlal dossier bi nga ne leen nga wax sa médecin mu bindal la un certificat médical nga ne leen da nga tawat nga jébbal leen seen dossier nga génn ci ndax da nga am ay mbokk da nga am njaboot il ne l'a pas répondu tontuwu ko bi ma ko jotee
ma wax ak moom mu xamal ma ne ma gor du daw mu ni ma bul tiit surtout man fay du am lu muy tiit ma ni ko dëgg la mu ni ma gor du daw man gor laa mënuma nekk doyen des juges ñu ëlbati ko jox ma dossier bi ma di ko daw un commandant mënul nekk ci bateau bi nekk en danger muy tëb le premier donc dafa nekk nit koo xam ne nit ñi moo tax ñiy reetaan xamuñu gor dëgg un homme de courage Samba ñaar la xam ci àddunaam lii lay woon jom li dama lay jox benn anecdote bi mu nekkee xale benn yoon la mës a jël 3e ci seen classe sam papa di ko ci xas Samba jooy na ko toute une journée et des jours sax à partir de ce jour depuis ce jour là Samba musul jël 3e premier wala 2e ba ni muy duggee université notam yi yëpp a ngi ci sama archive bu papa yi donc kooku maanaam mun nañ wax ne c'est maanaam nitu jom la par excellence Samba doo xam lu ko naqari doo xam lu ko neex il n'a pas voulu. mais pourquoi yéen lan moo leen animé woon ba ngeen ne ko bu leen jël dossier bi da ngeen a ragaloon wala da ngeen jàpp ne dossier bi politique rek la wala injustice daf ci am. wala da ngeen a ragaloon mystique comme ni ko ñenn ñi di waxee. non xam nga mystique. Tout le monde est mystique tout le monde peut être mystique ku nekk ak lim ko jaral waaye dafa am foo xam ne àdduna bu ñu fa tolloo dañuy bàyyi lépp ci loxo yàlla li taxoon ñu ko doon wax rek c'était pour maanaam dara bañ ko cee fekk pour maanaam tamit la sécurité de la famille parce que un état quel qu'elle soit n'a pas d'amis ils ont que des intérêts. Et Jacques Chirac dafa mus a wax benn wax mu ni la démocratie s'arrête là où commence la raison d'État donc li taxoon man personnellement ma doon ko wax moo di ne dëkk bi jamono jooju mu ngi métti ñu ngi lakk kër yi ñu ngi def nii am na ñu ci ay bakken yu ci dee à telle enseigne que ñu assigné ko benn garde du corps mais man je dis que si un président mu ngi nekk palais ñu barricade ko mu yore beaucoup de garde-corps que ça soit le ministre wala keneen un juge des doyens ñu banaliser ko comme ça jox ko benn di garde du corps c'est pas noble. c'est pas noble balaa ñoo ñëw ci bi muy dajee jeeg Ousmane Sonko yooyu waaye ñun liir nañ ba tey ci journaux yi te dégg nañ ko tam ñu ne benn instant dafa rawale moom njabootam daal génn nañ këram ba am fu ñu dem làqatu ji est-ce que loolu am na. Ahmed keneen ku mu doonoon ku dul moom dana ko def. kon génnoon na këram dëggantaan. génn na këram dem fu ñuy wax ci booru hôtel Pullman dëkk foofu. il n'était plus joignable. il l'a fait parce que tamit dafa yore njaboot. yéen mënoo leen ko woon jot. non bon am na nag suñu ay ñenn peut-être 1 ou 2 membres de la famille yu xam fi ñu nekkoon. te loolu keneen ku mu mënoon a ci doon ak fi situation bi dëkk bi tolloon ba pare à part ça sax defu ko non seulement pour njabootam mais daf ko def tamit pour ses collègues magistrats yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci cité bi. dafa mujj génn cité yu magistrat yi fii. dem fële ca booru hôtel Pullman nekk fa. foofu la nekkoon avec sa famille moo tax après mun naa leen envoyer ngeen teg audio bi il a demandé pardon à ses collègues magistrats xamal leen ne leen pression bi métti woon na waaye nag fii Sénégal nit ñi maanaam xàmmeewuñu ku jël ni justice di doxee ku jël dossier ak ku jël décision muy demander magistrat wa mi ne leen ngeen baal ma àq ndax pression bi métti woon na trop ci yéen métti woon na trop ci man. donc ku mel noonu dëgg fa neex yàlla jàmm la doon wut waaw. d'accord léegi balaa ñoo ñëw nag ci wàllum levée du corps bi ak bi mu génnee àdduna ak bi ñu leen waxee ne làqu na ak yooyu. bi muy dem. jokkoo na ak sa papa. bi muy dem xamalu ko kenn parce que. bi muy gisee ji ak Ousmane Sonko ak yooyu yëpp. waaw wala këram nga fële la jógee rek dem tribunal. foofu la jógee dem sam papa bi la veille daf ko wax ne ko na bàyyi dossier bi mais tontuwu ko parce que xam naa ne connaissant le doyen des juges dafa jox sam papa trop de respect daf ko jox cër waaye tamit secret professionnel mayu ko mu xamal leen ne leen bu xëyee daf koy libérer
il peut pas le faire. parce que ay famille non wala magistrat yi. junjun nañu ko rek ñun ñii. lu mu leen junjoon. man le jour même bi muy libéré Sonko il m'a appelé ci WhatsApp bi. avant affaire bi commencé. avant mu koy recevoir une demi-heure avant muy recevoir Sonko il m'a appelé ci WhatsApp bi parce que comme je n'arrivais pas à le joindre ma bàyyee ko message xam naa ne bi mu connecté waatee téléphone am connexion bi mu gis sama message yi il m'a rappelé ma ni ko sa liggéey la man mënuma ci dugg seetal li la sa conscience may ak li la loi may nga def ko pour l'intérêt du pays. léegi lan la junj. mu ni ma tout ira bien bu fekkente ni ci man dong la des réew mi du tàkk ku dee rek nag yàgg sa bàmmeel xëy na nag dina am ñoo xam ne dinañ ne mbokk moo nekk di wax waaye mbokk gi dafa am lu ko jiitu mooy dëgg gi ca yàlla li ma wax rek laa wax textuellement. loolu yow lan nga ci njàngat. maanaam mooy du ma tëj Ousmane Sonko. man xamoon naa ne du ko tëj jour boobu biñ ci waxee xamoon naa ne incha allahu rabbi dina ko libéré waaw. loolu moom waaye am na daal kenn ci seeni mbokk yoo xam ne moom dëggal na ni sax. doyen dafa ne nekkul ne moom moo maître Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire loolu c'est-à-dire. man mii di wax ak yow nii. il me l'a dit. ah mais moom bu sous contrôle judiciaire Ousmane Sonko kan moo ko def alors. ah la hiérarchie fii Sénégal on parle de démocratie mais ñëpp xam nañ ne Afrique la vraie démocratie. non hiérarchie mais greffier bi mooy toog ak Ousmane Sonko ak avocat am ak moom mooy du bind. xam nga lim ma wax. dama ne ko léegi nag naka la fa mbir mi demee bi ñu paree ba pare ne ko ci jërëjëf parce que il faut tamit le remercier après tout ndax jàmm amoon na te jàmm jooju moom la ñëpp doon wër. moom la ñëpp doon séntu. mu xamal ma ne ma moom placé wu ko sous contrôle judiciaire. ah mais kon kat moo ko placé sous contrôle judiciaire. ñi ci kaw. ay kilifaam. ah mais bien sûr. mais c'est eux qui l'ont placé à ñan ñooy ay kilifaam loolu Ahmed journaliste nga je pense que di nga ko xam. ministre bi président Serigne Bassirou Gueye. ñi ci nga xam ne daal ñoo ko yilif. ñoo placé Sonko sous contrôle judiciaire mais du Samba Sall. ah mais xanaa cachet beeg signé moom ku mu doon jàkkaarloo xanaa bu paree moom dina signé juge bi signé wala. l'État a beaucoup de moyens. mais moom nekkul ne moo placé Sonko sous contrôle judiciaire. mu ngi ci dëgg maa ngi ci fen nekkul ne moom moo ko placé moo tax loolu il faut que sénégalais yi xam ko. il faut que sénégalais yi xam ne Samba Sall dafa sauver le Sénégal. mais li nga wax noonu garaaw na de. Ahmed. Samba Sall bu ñu doon wax ne kan moo war a nekk l'homme de l'année ci année 2021 bii. moom la war a nekk. ndax jàmm or nañu ci jàmm. julli ci jàmm. delluwaat ci jàmm ñëpp nekkaat ci jàmm. gannaaw yàlla. du procureur du président du keneen du sëriñ du kenn c'est lui. Samba Sall il est mort dignement ndax il s'est sacrifié ndax xamoon na li ko ci mën a fekk. mais kon yéen mbokk yi daal na ngeen jàpp ne décision bi Samba Sall waroon a def Ousmane Sonko defu ko maanaam fekkiwul ay kilifaam dañ ko doon dicté. non Samba moom kenn mënu ko teg pression. Samba Sall bi ma xam man xanaa mu changé ci diggante bi. ah ñu doon gis ñu ne Sonko moom defaraloon nañ ko cellule wala. mais xam nga waxoon nañ fi parce que fii moom c'est un pays de waxoon nañ fi wala dégg naa. ne Macky Sall Ablaye Wade da nga ko doon préparer une chambre à Rebeuss. waxoon nañ fi it ne Idrissa Seck lii wag lale donc. yéen li ngeen jokkoo laa wax ak sa cousin li nga jokkoo ak doyen des juges laa wax man. yéen loolu déggoo leen ko woon. maanaam ne moom mi ngi dund pression laa wax. mais pression bu métti Samba pression bi mu doon dund doomu aadama antanu ko. bu jógee ci nguur gi. partout. xam nga am pression du pouvoir. pression des collègues pression de la famille pression d'un peuple. parce que ñëpp a ngi doon séentu waay nañ ñu dimbale ngir yàlla jàmm am ci réew mi ndax jàmm la Sénégal xam. mu nekk ci loxowu benn nit. nga war a yow tous les jours xamuloo ndax boo génnee sa kër di nga dellu si waat pour fekk ci sa njaboot. dafa métti rawatina nag ci réew moo xam ne nii on vit dans un pays boo xam ne nii c'est un pays où il y a pénurie de discipline. nit ñi dañuy génn di wax lu leen neex
sans même savoir la personne bi ñuy waxal kan la. Samba Sall dem na ba wax ay mbokkam. leen daal moom nguur gi sax la gën a ragal à 90% que l'autre camp loolu dëgg la. il me l'a confirmé. yow mi man mii di wax ak yow il me l'a confirmé man ñaanuma ku dul Samba Sall sax du ma wax ci moom lu dul dëgg muy dund ak muy dee. mu ne benn instant nguur gi la gënoon a ragal sax. il m'a fait savoir que ni. moom il a beaucoup plus peur. de l'État. de l'État que du camp de Sonko. Parce qu'un État est trop puissant et ils ont trop de moyens. ñu ciy waxtaan di ci waxtaan bay dugg ci le cas de commissaire divisionnaire boobu ñu fi reyoon au temps Cheikh Sadibou dañu retrouvé woon la comme au Mamel ak maître Babacar Seye ba ma sax ma ko ci dox d'autres exemples ne ko am na fi sax au Maroc le cas de Ben Barka bi ko Assane di faagaagal reyee wuñ ko biir Maroc ñu ngi ko reyee en France ñu waxtaan ci sax ba ma joxaat ko sax beneen exemple bu princesse Diana ñu ngi ko reyee ci pont de l'Alma en France ba léegi personne kenn waxu ci dara. kon bu ma déggee sax daal mooy yéen maanaam seetaloo leen nguur gi ci DM ja 100%. loolu moom duma ci dugg sëñ Ahmed yàlla rek a xam parce que dafa am benn affaire bu ma gëm. boo demee ci alxuraan. nga jàng suratul Luqman nekkul woon yónent mais yàlla daf ko joxoon sagesse. bi muy conseiller son fils. daf ne ko yaa bunaaya yow sama doom. innaha in taku maanaam lépp loo xam ne nii rek yàlla doomu aadama def na ko lu toll sax ni grain de moutarde. nga jël ko nëbb ko ci suufu roche. bu keroog yomal xiyaame yàlla dina ko feeñal. Alaaji Soumer nee na nañ dem publicité. dellu soit. deuxième partie bi. des na deuxième partie. waxtaan wi jeexagul. parce que. junj naa la ko sànq. ni mu ñàkk a rafetloo taxawaayu nguur gi. noonu tamit la ñàkk a rafetloo taxawaayu Ousmane Sonko. dégg nga. yooyu après dinañ ci ñëw. Soumer kan la. kan la. oui Abba. ana nu mbedd mi mel. mbedd mi ñëpp yow la ñuy déglu. fépp ma jaar taxi yi gargote yi camion yi. même avion présidentiel bu bees. waaw. yow la ñuy déglu. gars yi est-ce que xawuñ fàtte avion bi sax. ci biir avion bi yow la ñuy déglu de. kii de nee na ma kii di wax mooy lom dala ne. waaw maa ngi koy jaale benn mbokk buy sëy suñu kër. Binta. waaw. yu bëri yu ma doon wax ni que waa ji waxaat na ko waxoon na ko kon nee na ma bu baax la bu ñëwee ci xew. ñoom ñëpp lay tëddal xaalis ak lu ni mel ak yu bëree bëri. waaw yooyu de moom baax la woon tam. yooyu de waxoon na moom ma aussi ay waajuram dañoo teel a génn àdduna. waxoon na ma ko aussi. waxoon na ma aussi que ne bokkam yëpp dañ ko doon topp que ne pour mu ñu bàyyi dossier yooyu moom yàlla xam na ne waxoon na ma ko mu ngi may déglu sax suñu kër lay sëy. dëgg la sëy yal na ko yàlla yërëm. amiin ah en tout cas daal ah information am na de. ah yow foo nekk nii. man maa ngi booru cours privé Sacré-Cœur boobu waaye ko boulangerie jaune. cours privé Sacré-Cœur foofu xaw na foofu sori na teeru bi. wetu kër wetu Cité Kër góor gi. boo jógee boulangerie jaune. samedi dem da ngay dugg Cité Kër góor gi wala nga tàllal ko utili Sport Liberté ba ngay romb foofu. pourtant samedi tuuti des ma woo la pour ñu dem teeru bi. samedi waaw. yow nekkoon ca Sargal. si. Alaaji seen naa ko tudd Alaaji. mais teeru bi la ñu jëkkee. teeru bi la ñu njëkkee. Alaaji toogi na le seenu ma waaye man seen naa ko maa gën a nekk inspecteur de. teeru la mais seen naa la seenu ma. kon nag ma bàyyi noonu ci biir moo ci affaire Clara Gaye bi. Clara bi waaw la valeur.
waaw Raf production mooy kii Raf Prod. série bi. loolu kay du série. gars yi bi ñu naan série ma ne lii kay magum série la magum film. mais loolu sa waay. film au niveau. am na ay séquences ci film bi yoo xam ne Dubaï lañ ko joué. nous uniquement pour wane valeur bi suñu ay acteurs am. mais ak jikko yu baax yi ñu ciy wane. mais alaaji affaire bi am na classe. macha allah. ah. kii kay waxuma nag am classe waaye. yal na yàlla doole leen ci. amiin dafa leen ci ndam nag. amiin. xanaa Sen TV lañ koy dawal seen ak. ah loolu de laa wax man. ah indi leen ko Sen TV nag de. waaw wala suñu yëf la de. Prod ñu ngi koy dégg. kooku moom dañ ko wax Doro Gueye moom. kooku moom dañ ko wax Doro Gueye de. ak madame ñu indi ko fii. madame Gueye moom vraiment macha allah macha allah. Alaaji Aba. waaw El Hadj. waa acca wax ñu la xew foofu. voilà merci beaucoup laata ju yegg si file El Hadj jaar nañ tànk rek fi nga xam mooy échangeur bu Sacré proté bàyyi ko booru foire jaar bi bu ngeen essayé foofu la bu ngeen ko wàccee faw ngeen patienté ndax da ngeen croisé d'autres véhicules yi nga xam ne dañoo bàyyi ko du côté de Wakam ancienne Le Régal jaare ko ci ancienne piste véhicule aussi bàyyi ko blancheur jaune di progressé ci axe boobu la fa tax na faw nga xaw a tegg sa tànk ci kaw échangeur moom pas de souci mën nga progressé tranquille ñun ñu progressé rek hôtel blancheur jaune axe boobu lay dugg cité Keur Gorgui foofu la tax ko métti loolu mën nga progressé hôtel yi fi nga mooy Score Liberté foofu la aussi faudra patienter su ko defee boo ko tàllalee yaa ngi jëm si nga xam ne mooy avenue Dial Diop jëm intersection zone A et foofu la aussi faudra patienter laata ngay jot ci rond point bu place Ouny juste booy jeexal li nga xam mooy lycée Blaise Diagne El Hadj. jaajëf waay. aywa Chimère ñëwal. Ecobank seen banque bi leen di gunge saa su ne ñëwati na ngir ànd ak yéen commerçant yi suqali koom-koomu réew mi moo xam importateur ceeb wala diwlin ba grossiste wala sax jaaykatu tissu ñëpp xam nañu doole commerce yi koom-koomu réew moo tax Ecobank jóg ngir yombalal financement képp kuy commerçant te bokk UNACOIS ak financement boobu nag yéen commerçant yi di ngeen mën a jënd marchandise bu doy ngir dëgëral seen liggéey taux d'intérêt bu oyof yomb ak yeneen xéewal yu leen di xaar ngir jot ci financement yooyu nag daw leen gaaw ci agence Ecobank bi leen gën a jege. financement Ecobank ngir suqali suñu koom-koom. yéen waa Mariste yéen a doon laaj ana seen Jollof Chicken defal nañ leen Jollof Chicken bu bees tàq ca EDK Mariste ñu koy ubbi le jour de la Korité bésu Korité bu 16h jotee ñëpp nag képp koo xam ne yaa ngi Mariste sa Jollof Chicken mi ngi noonu Jollof Chicken nag réew mi yëpp a koy laaj waa centre ville naan kañ la ñuy am suñu Jollof Chicken ñu ne leen rue Mohamed 5 le 20 mai di ngeen am seen Jollof Chicken Médina à la rue 6 di ngeen am seen Jollof Chicken Nord Foire seen Jollof Chicken mi ngi ñëw Sotrac Mermoz en face mosquée fenêtre Mermoz Jollof Chicken daañu ko ubbi tamit ca EDK Bargny Jollof Chicken Saint-Louis Jollof Chicken ca EDK Kaolack Jollof Chicken ca EDK Louga Jollof Chicken ca EDK Diourbel ak Jollof Chicken ca Touba Jollof Chicken xale yi bëgg ànd ak seeni parents dem Jollof Chicken njaboot gi ñun ñëpp ñu war a àndandoo dem Jollof Chicken kon ñoo ko déggandoo EDK Mariste le jour de la Korité lañ leen di ubbil seen Jollof Chicken daal ak a xew ci réew mi ñëpp a bëgg ci Jollof Chicken réew mi ko ubbi xolam gis ci EDK gis ci Jollof Chicken xale ya nag ñoo gën a kontaan mag ña mu yéen waaye Abdou loo yàkkamti nii sama jabar moo ma yónni maa ngi dem jëndi basangu Sosenap xamoo si dara sax man sama jabar collection bi yëpp la am man sax dama ciy fiir nag basangu Sosenap bokkul sax ak yeneen basang yi basangu Sosenap liggéey bi moo jaar yoon dañoo xarañ yow tamit 38 ans d'expérience du ay jaaxaan basangu Sosenap couleur yi dafa rafet ànd ak motif yu tegu si temps teg si dimension bi nga bëgg da si yam net dara du déborder basang yi dañoo confortable maa la ko wax yéen professionnels yi si ngeen bokk commandé leen seeni basang personnalisé fépp si Afrique de l'Ouest ak Sosenap gaaw leen dem ni Abdou jënd seen basangu Sosenap jamono day soppeeku de ah basang yi tamit du rek ay basang ay Sosenap la aywa suñu sponsor yi nag Uniparco ak Expresso kon boog ñu fàttaliwaat leen ko ñoom ñi nga xam ne nag ak confiance bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Grand Moulin ba tey wala Mantoulaye Moulin de Dakar. Expresso. Uniparco. ñu yeggali aywa Chimère ñëwoon. waaw daal da ngeen teg lépp ci loxo yàlla. dañ teg lépp ci loxo yàlla ba bañu ci am lu ñu leer. mais yéen daal pour yéen kon maanaam ni ngeen expliqué nii mooy dégg naturel loolu à 100%. loolu moom déggoo li ma la wax ba bés pëncaa ba ñu teg li ñuy wax écran géant. ba lépp génn ci lañ koy mun a xam. mais yéen yor ngeen ay bagages. nañu ko mun a enquête. non xam nga enquête moom
di nga laaj kii laaj kële waaye xëy na am na foo xam ne boo fa àggee. mooy li ma la wax rek tu es obligé nga taxaw. parce que da ngay xeex ak ñoo xam ne vous avez pas les mêmes moyens. waaw d'accord mais dafa am yoo xam ni dafa feeñ ci génn addunaam bi ak yoo xam ne tamit biñ koy waajal ak yooyu loolu tamit naqari leen ma jox la exemple. levée du corps bi. waaw hôpital. ñëpp riir dem wutali fa. ñu ñëw fekk leen fa ne leen jël leen seen néew dem levée du corps amul. waaw ñoom dañ préparé woon levée du corps au dernier moment ñu ni non levée du corps du am parce que l'excuse bi ñu jox moo di affaire Covid bi mais pour man loolu c'est du cinéma. parce que d'où un citoyen lambda moo dee on parle du doyen des juges un citoyen lambda n'importe qui deewut vous comprenez ce qui fait que ku mel noonu bu deewee je pense que avec il mérite dañ ko war a accompagner avec tous les honneurs yi moom li nga xam ne moom la mérité il faut rendre à César ce qui appartient à César. mais gouvernement am na ñu ñëwoon am na ñu jotoon ñëw. gisuñu leen. kenn ñëwul. gisuñu leen. Macky Sall fan la nekk du palais de la justice. waaw hôpital principal fan la nekk. palais de la république ak hôpital benn la de. benn la d'accord pourquoi il ne s'est pas déplacé ñu rendre ko honneur. kon bi mu feebaree itam seetiwu ko. yëguma ko bi mu deewee it ñëwul daa jaale suñu. te loolu léegi ñëwagul. xam nga on vit dans un pays boo xam ne nii il faut dire les choses telles qu'elles sont ñun amuñu njiit on n'a pas des chefs d'État ici en Afrique. Afrique li ñu am fii. waxuma Sénégal de mais je parle d'Afrique li ñu am ce sont pas des chefs d'État mais ce sont des bêtes d'État je pèse bien mes mots ce sont des bêtes d'État parce que je vais te vous dire un truc Macky Sall il s'est déplacé dem France assister di compatir métitu Macron ci kawu Charlie Hebdo bi ba manifester wu marche et tout ça là d'accord tu peux le faire ci ñoo xam ne nii la cause dafa jóg dem pour jàppale ñoo xam ni dañ doon xeex islam yow nga am un citoyen boo xam ne ni personnalité la woon ci réew mi nekk doyen des juges gaañu ñëwuloo nga présenter des excuses les condoléances à sa famille assisté wuloo ci levée de corps bi assisté wuloo ci enterrement bi peut-être que il a ses raisons. mais yónnee na ab délégation bu jóge ci gouvernement. mais quelle délégation ministre bi il est venu une semaine après. ministre de la justice bi du muy ñëw ci levée du corps bi boobu fekk na ambulance baa ngi génn personne n'était là-bas pour defal sax la famille toppatoo leen kayit yi comme au niveau de l'ambulance dem au niveau de la gouvernance yooyu yëpp defuñu ko yooyu yëpp famille yi ñoo ko def suma benn jarbaat moo ko def mais biñ demee Sokone autorité yi ñëwoon nañ mais ses collègues ñoom Bassirou Gueye ak yooyu surtout le procureur de la République un autre lâche déedwaay waaw kan Bassirou Gueye mu ngi may dégg man li may wax ci télévision laay wax c'est un lâche da nga may demander le pourquoi Samba Sall feebar na camarade de promotion wu Bassirou Gueye la pourquoi il n'est pas allé le rendre visite à l'hôpital xam nga excuse u Covid c'est bien beau mais fi ñu bëggoon dem ñu ngi fay dem Macky Sall toogu fi devant le commun des mortels di organiser anniversaire am calculer woon nañ Covid bi Youssou Ndour defu fi concert créé wuñ fi làmb Covid bi c'est bien beau Bassirou Gueye n'est jamais parti le voir à l'hôpital Bassirou Gueye je vais te dire pire mu ngi may dégg bi ñu demee yóbbu néew bi à Sokone ci condition yoo xam ne nii benn escorte la ñu am benn gendarme moo leen escorté ba Diamniadio foofu la gendarme bi yem ah bon ah oui kon motard bi yeggul Sokone. motard bi Diamniadio la yem. waaw ñu continuer. man juste rek benn entre parenthèse nekk naa fi dans le tourisme ci année 2000 yi jëlee nañ fi ay tubaab. ñu escorté ñu ñetti motard escorté ñu ba Saly. ñu ñibbi si waat aller retour. un doyen des juges gaañu ñu di koy yóbbu dans son village natal parce que c'était son souhait benn motard moo leen escorté ba Diamniadio mu dëpp il rebrousse chemin Bassirou Gueye yegg na ba li tax ma ne la Bassirou Gueye c'est un lâche bu ko neexee nag en tant que procureur mun na ma accuser de n'importe quoi outrance à la magistrature patati patata je dis que c'est un lâche bu ma amoon un autre qualificatif dinaa ko wax sa camarade
de promotion ngay procureur général de la République moom muy doyen des juges mu gaañu ñu dem ba dans son village natal à Sokone bi ñu yeggee paa yi ne dafa tàng nañu xaar ba tàkkusaan bi ñu doog ko denc parce que dëgg la mag ñi bu njëkk ba bu tàngee ba tàng heure boobu duñ ciy denc néew moom mu joxe excuse ne dafa am beneen dëj bu muy dem il a rebroussé chemin. kon fekkeewul enterrement. fekkeewu ko waaye xam nga lu tax lâcheté bi la at xat-xat bi mu nekkoon. dafa gêné woon. ah mais bien sûr bët bu tuju ros ba pare ñaari lecture man laa ci gis moo di ne benn lâcheté bi la ñaareel bi Samba la meyam toll foo xam ne nii yàlla dimbale na ko ba xëy na un lâche bu mel ni moom du tim bàmmeelam. parce que. waaye nag na jàpp nag benn mbir li alxuraan wax rek al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat li ci yàlla teg nag lu leer la wallahi lazim la zulma al yawma nee na bés boobu bakken bu nekk rek sa bés a ngi ñëw te bés boobu dul bés buy moy la zulma al yawma du bésu fen ndax yàlla du fen waaw moom li yóbbu doyen des juges du ko fi baax parce que l'excuse bi mu joxe xam nga dans la vie il faut savoir mentir boo gisee yàlla lépp lu mu aayee rek y a beaucoup plus de conséquences négatives que positives boo gisee yàlla di ñu aayee fen parce que fen dafay sax yëngal arrache Sëñ Tuubaa daan na wax ne toog di jàng bàyyi fen moo gën toog sax di jàng alxuraan waaw boo taxawee nag nga joxe excuse ne comme quoi da ngay dem assister ci beneen néew beneen dëj boo xam ne kooku bi mu gaañoo yàgg na alors que bii mu ngi fraîche maanaam c'est frais c'est un deuil qui est frais te xas nga déplacé wu ñëw ba foofu diggante tisbaar ak tàkkusaan ñaata heure de différence la nga rebrousser chemin bu fekkente ni nag am na neen lu ko nit mën a expliquer man moom ma démissionné wu ci sama devoir d'entendement. moom diggante bi mu jëlee dossier bi noonu ak bi mu tawatee dafa gudd wala yàgg na. non dossier bi. wala da ko fekk ci feebar bi. non instant boobu bàcc bi mu libéré Sonko sax c'est après qu'il est tombé malade xam nga dafa dul Bassirou Gueye kese sax on parlait de Bassirou mais Sonko y a pas plus mystificateur que lui Sonko c'est un ingrat parce que am na loo xam ne boo ko waxul dañuy foog ne man mii toog di fii di wax ak dina am parce que nit booy wax dafa am ñi lay déglu te ku ci nekk dafay am sa perception de la vérité waaye dëgg benn kese la man mii di wax ak yow man musuma voter dans ma vie man je ne crois à aucun politicien musuma am carte électeur. nga ne Sonko. li tax ma ne la c'est un mystificateur il n'est pas reconnaissant. mais Bathie lui a rendu beaucoup de services Bathie Sonko toog na ci bureau Bathie man lii moom moo ma ko wax ci entretien ba Bathie Sonko mu abal ko mu sajaada mu julli moom bi muy taxaw Sonko bi muy njëkk a taxaw di cité Bathie boobu Bathie jëlagul dossier bi. boobu doyen des juges yoragul dossier bi ñu demee nag ba nga xam ne toog nañu ñoom ñaar ba waxtaan mu xamal ko ne lii confrontation bii du intérêt réew mi boo leen ne da ngeen di déloger Macky yéen ñële jóg char yi taxaw bakken yu rocci c'est le Sénégal qui perd moo tax nit ñi nañu delloowaat en arrière. kon Sonko da ko waroon delloo njukkal quoi. mais il ne l'a pas fait. lu tax mu waroon ko delloo njukkal. li tax mu war ko delloo dañ koy tëj. non parce que moom ki nga xam ne toog nga yow accuser ko. tudd ko ci loo xam ne moom yoragul dossier bi loxoom takku ci. nga dem ba ci biir ba gis ne kii jugement bi ma amoon ci moom dafa ute avec la réalité avec la personne bi may waxal. mu libéré la moo tax bi mu génnee le même jour le 8 avril boobu bi mu génnee ba dem di wax il n'a pas cité Samba Sall. dafa ne Macky Sall Malick Sall Bassirou Gueye léegi lu tax mu seppi ci Samba Sall. est-ce que newul lim fi jógee tax. déedéet boobu jógewu fi. boobu c'est le jour bi ñu libéré Sonko Aïdara. le jour bi ñu libéré Sonko. le 8 avril boobu. lu tax bi yoon tuddul kii Samba. waaw. est-ce que newul dafa am lu xewoon ci bureau bi lu Sonko waxul. mais li ko guidé ci discours am bi. maanaam ni ko. Samba traité ni ko Samba sermonné. ramené ko à la réalité. xamal leen ne leen nañ leen lutter pour le pays.
c'est ce qui l'a fait changer moo tax mu am beneen gis-gis ci nit ki. boo xam ne Samba mi maanaam li ko nit ñi di waxal ak moom boobu. waaw li nit ñi di wax avec la réalité moom li mu constaté c'est pas pareil. d'ailleurs un de ses avocats wax na ko. d'accord léegi donc delloowaat leen nga baal ma rek delloowaat leen en arrière ngeen déglu discours Sonko bi le jour bi mu génnee bi muy wax il n'a pas prononcé le nom de Samba premièrement li tax ma ni la Sonko c'est un il n'est pas reconnaissant bi Samba deewee am na benn mu ngi def benn ci discours am yi parce que les politiciens ils sont tous pareils c'est du pareil au même seen intérêt rek moo leen fi nekkal intérêt réew mi ñuy wax nii nekkaluñ fi réew mi seen propre intérêt lañ fi nekkal donc moom bi muy wax mu ngi wax ne waa am na ku yore woon dossier bi nekkatu fi yal na ko yàlla yërëm mais ki yore woon dossier bi il a un nom il avait un statut wala rëy na rëy boo xam ne wala iñaan na iñaan boo xam ne mënu ko prononcer wala bu ko waxee il va perdre sa langue moo tax ma ni la non à part que c'est un mystificateur man je ne suis pas là pour juger les gens wala di leen coller yenn étiquettes yi mais li ma constaté laa wax parce que ñàkk reconnaissance mënul weesu loolu. mënul weesu loolu d'accord 5 minutes moom moo ci des. doyen des juges nag ci bi ñu leen gisee ak léegi li ngeen ñu expliqué mooy ku bëggoon njaboot la te ku baax la par rapport ak mbax na bi ko yenn sénégalais yi solal ndax position. gis nga tey jii nii Ahmed boo leen génnoon gis maçon yi ko doon liggéeyal wala gis ñi ko doon ñi nga xam ne Samba bu ñëwaan toog fii ngeen toog ci suuf lay toog c'était un gars bi nga xam ne c'était un rassembleur xale du bëggu nit ku bon Samba fu mu mus a dem rek xale yi dañ ko bëgg xale nitu seytaane xale du la bëgg loolu moom yaqin la koo xam ne nag bu jógaan sax bu koñ ba bu fa daan dem sax dafay gaare otoom fu sori dox këroo kër mu dugg fa képp kuy mbokk da nga ko seedeel la même chose man mii di wax ak yow tuddee naa ko doom bu bonoon du ma ko tuddee mais nit ñi nag xamuñu kan mooy Samba Sall waaye booy wër ku baax ba romb ko dootoo ko gisati. jabaram ak doomam yi ak yéen ñi ko gën a jege bi affaire bi maanaam bi mu génnee àdduna lan ngeen dund keroog. métit xam nga toog nekk ci sa kër nga bàyyi ay seex yu ndaw yoo xam ne dañ leen miinoon foo toog ñu ngi foo sa kaw yéeg fii épaule fii si sa kaw mbagg yi ndeysaan bëre këpp nga yeewu suba teel ci ay xale yu ndaw ñu ne la yaay ñuy wër seen papa ci biir kër gi dafa métti ça fait mal jabaram moom rek la xam ba fii may wax ak yow nii boo demoon léegi seeti ko yaa ngi ko fekk fi mu ngi sëgg di jooy nekk nag nit ku jullite sa papa nag moom mi ko yar. suma papa parce que moom nee nañ ay waajuram dañoo teel a moom dafa teel a njirim. Samba Sall papa yar ko dafa teel a perte ay parents am mun naa wax sax ne daanaka xamul papaam donc suma maam moo ko yar ak suma papa ñu dugal ko école à Sokone Samba Sall il faut aller ngeen laaj ko xaritam yi nga xam ne ñoom la màggandoor ku mel ni ñoom Moustapha Dieng ñoom Moustapha Meng ñoom Mohamed ñooñu ñoo xam Samba Sall. kàddu gu mujj gi lan nga doon dénk Sénégalais rek. Sénégalais yi li ma leen di dënk nañu def attention. te xam ne bakken jóge na fi ay bakken rot nañu te nañ bàyyi xel am na bakken yoo xam ne waruñu rot ci réew bu fa rotee rek problème dana am waaw nañu bàyyi xel xool bu baax fi ñuy teg seen tànk te nañu seet liy intérêt réew mi ki ñu yaakaar ne moo yore intérêt réew mi wala boog am nañ ci moom njortu gu rafet ñu jéem ko jiital. d'accord kon Siteu Fagna merci beaucoup. jërëjëf. Alaaji nga léegi nag comme que tëj télé ak rajo dafa xew bu jàmm rek daal di am waaw am na yu yéene nag
bu ko defee teg ko seen jotaay waaw bu jàmm rek di am laa wax de. seen jotaay waaw waaye comme que réew mi moom léegi ay tëj tere ki rajo moom waaye waa ji moom waxam ji yaakaar naa ne amul dara lu ciy nuroo alaaji ak wàllum parparloo ndax ku ca nekk daal la mu sentir ca yow muy nguur gi ko muy Sonko wax na ko dafa dëgg ah wax na it kan mooy seen mbokk mi fi jóge Juge Samba waaw léeg-léeg nga bañ a xam nit nag di ko séen ci télé ak rajo boo ñëwee ci ay mbokkam loolu sax olof ko ñu ko wax buñ ne diw dafa baax dañ naan ndax mbokk yaa ko wax dégg nga mbokk nag yaakaar naa ni gën a jege si tafa mi wax tuddee ko doom baayam yar àttekat bi di juge bi yaakaar naa ni daal te waxam jiit man mbokk laa wax de xaw ma yow nag alaaji lan moo nekk sa position wax ji daal na mu ko déggee daal xam naa ni dëju na saf na ma dëju keneen nit mën na koo bañ a saf dëju waaye daal saf na ma daal waaw wax ju toog waaw wax ju neex a dégg ci nopp daal waaw yoo xam ne daal saful am werante waa ji wax na dëgg ak waxul dëgg safuma loolu de déedéet xaw ma nag lu ca ñeneen ñi xalaat nag Sénégal nag ku nekk ak na ngay interpréter man nag maa ngi ñoo bokk xalaat de ah alhamdulilah wax jooju daal waxam ji mu wax nii gisuma ci lu ñu mën ni xëy na xel dalu ci gisuma ko xam ni daal xam naa ne daw na yaram lu am solo lu am solo na yàlla doole sutura rek amiin ka jara ñaan ñun de vraiment nekkate daal pouvoir nguur état Sénégal ak fudul Sénégal yàgg na ci wàllu histoire toujours daal day orchestré wu ci affaire bandi affaire de bandi xam nga doyen de juge ki nga xam ni mooy dogal ci lépp loo xam ne yoon bu ñuy jël bu demee ba ni wax ay njabootam ñu nekk ay xaritam ci biir njabootam ndax famille boo gis am na ca ñoo xam ni ñoom ngay déyanteel sa lépp ba ci boo xam ne bis bi ngay faatu bu demee ba déyanteeg ñooñu ni moom wóolootul état bi kon ba kennam nekkatul ci wàllu kaaraange ba wóolootul fi mu dëkk daw làqatu ji faneen boo mu dee ñu taxañu ko ci l'hôpital ba levée du corps bu am solo amul ba cortège mënu ko gunge ba fu ñu koy suul loolu day yee ñi nekk ci biir yi fii te foog na ñoo fi nekk allahu akbar di dangee ga kaddi di watoo ko tus ngalu kaw lay nekkuñu fi yàlla doo nga fi nekk ndax kenn ku mu doon ci ñoom ñooñee ëpp woon juge Samba Sall pouvoir et nekkate Sénégal yi pouvoir virtuel la ñu doon gis nekkate ki jiite woon yoon bi yépp ci àtte bi nekkate amul woon pouvoir billaay ndeysaan nekkate dafa fragile fi mu nekkoon nekkate bu sañoon bàyyi nekkate bu yëgoon dellu ci daaraam uf njabootam mu ngi tey bàyyi ay jumeaux ñu nekk ay jirim kon ko foog ni moo ci nekk moo tax damay wax ni yéen ñi gëm seen réew gëm ni yéen a ngi ci dëgg bu leen xoqatalu kenn tax a tiit wala ngeen tax a dellu gannaaw parce que moomuñu ko dañuy joué te kenn dem dëkku fi te ba ngeen alaaj koo foog ni mën na nekk te mënul xoolatee secret bi feeñ nekk te juge Samba Sall demoon na ba ci benn moment wóoluwul woon boppam et xam nga lu tax mu nekkoon position bi fragile o alaaj mooy parce que gàntu na lu mu waroon a nangu ngir am fu mu bokk kay bu nangu woon lépp am doole de waaw te du tiit bu nangu woon lépp du tiit waaw du tiit te du tuxu xëy na am na yàpp bu mu bañ a lekk wala soow bu mu bañ a naan wala jotaay bu mu bañ a toog xëy na yàlla desul ko amiin waaye lii de alaaji lii de attekat lu mu doyul alaaji wala am njiit lu mu doyul dara dootu la doy yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illaa man ataa Allaaha bi qalbin saliim
lay sadaqallaahu al-aziim mos ku foog ni day pouvoir bi nga am fi moom nga am ba faaw nax nga sa bopp. wallaahi ku ko foog nax nga sa bopp. cay yàlla def moo tax ñu jiital la alaaji nga yaakaar ne yaa ci ne chaque jour yàlla wan ñu benn exemple buy wane ne affaire yi ndekete moom la day ma mu kenn allahu akbar léegi nag alaaji sénégalais dégg nañ dégg nañ ko de en tout cas daal en tout cas ñi am xel yëpp di dégluwaay message yi ñu fi jot yëpp ñi nag nit ñee bokk bébé gis-gis du ñu yendoo mais ku ci am xel alaaji tey doo yendoo jàmm di nga yooroo di naafi la xam ni fii kenn nekku fi kuréel yàlla wallahi ñëpp war a am courage ñëpp war a am détermination nee na mettitu bopp sax la ci jëlee non je te jure Raja Sow mi ni ma man moom gàcce laa ci jëlee kan moo mën a wax waa Sénégal ni leen tey nekk ci seen doyen des juges nii la fragile woon tey nii la néewee woon nii la néewee woon doole nekkate ki jiite woon seen yoon nii la néewee doole nekkate nekkati seen ministre bi nii la néewee woon doole. yàlla dolli sutura. en tout cas sénégalais yeewu nañu ak beneen image ci moom de. waaw yeewu nañu ak beneen image. ci moom. ñun de li ñu waxoon ca tës ba rek. keroog bu mu génnee àdduna nag image bi bettuma ci moom de. wallahi alazim. keroog bu mu génnee naka jekk kanamu jullit pire laa doon xool. gis nga premier bi mu jëkkee décédé ci ngoon googu. journal commenté Mouhamed dañu ma Mansour loo ci xam mën ko jullit moo dem bàyyi njaboot bàyyi xeet mënuñoo def lu ñaanal ko basta. noonu laa commenté nañ dellu soit journal boobu jour bi boo demee ci page Facebook nga dellu soit journal boobu date boobu boo jàppee date bi même commenté parce que man naka jekk doyen des juges kanamu nit ku yiw laa doon gis. xaw ma noonu ma ko yàlla wane woon noonu. musuma wax ci moom. wala ma am. seen beneen man nag keroog bi mu génnee àdduna laaj li ñu waxoon ci tës bi. waaw. mooy lii diine santaane rek. nit daal bu fi jógee te mënoo wax ci moom lu rafet. alaaji Mando. Mandul noppi. jeex na mais bu dul loolu moom. man damay wax dëgg rek te yàlla tax alaaji. waaw. àttekatu Sénégal yi. man de loolu laa doon wax avant moo génn àdduna. àttekatu Sénégal yi. surtout yenn ci décision politique. tàmmal nañ ñu yoo xam ni tey lii xew conseil constitutionnel. yàlla nañ ko du fan. mais ñoom ñooñu ku ca wàññeeku bu leen nit ñi déggee tamit lenn dong la ñuy wax parce que benn image ñoom ñoo ko won sénégalais yi man loolu laa daan wax. ba mu génnee àdduna nag. laa ne la sama maam waxoon man moom laay appliqué. ku génn àdduna boo mënul wax ci moom lu rafet. nga màndu ca. man de nii laa doxalee. diine ko wax de. waaw kay parce que ñoom àttekat yi daf ci am ay dossiers yu bëree bëri yu fi jaar yoo xam ni. nit ñi du ñu gis dara lu dul la mais politique derrière. Wade niñ ko doon def dugal kaso génnee kaso. Idrissa Seck niñ ko fi def. Macky Sall mi barki dem biñ ko fii convoqué. Ousmane Sonko mii tey Khalifa Sall. Karim Wade maanaam gars yi du ñu jàpp politicien mais ana ñiñ fi tuddoon ci ay affaire faux billets fan lañ mujjee ñooñu defuñu menace ci ñoom. mais ñan ñooy menace ci ñoom ñan ñoo leen tëj alaaji du ñu ay magistrat looloo tax nag ba fu leen nit déggee rek solal leen benn mbaxana boo xam ni xëj na ñoom meluñ noonu. mais léeg-léeg xëy na day am mais politique yu nekk si ginnaaw loxo. naan leen jaar leen fii ak jaar leen fi des. waaw loolu moom moo juróon coow lii nga gis. comme ni ñu ko xamee. waaw. moo taxit la famille là a bien fait alaaji. de faire cette réaction là. important pour wan nit ñi le vrai visage. du doyen des juges Samba Sall. oui. parce que ñun suñu genre gi fu ñu dajeeg seenu njaboot mën nañ leen wax leen ah ñun de ñu ngi tuub. parce que nag. ñàkk xam aussi la muy indi dana bari.
dëgg la wala dëgg. parce que tey tës da daan jàll sa téléphone bi. nga gis réaction yi. non kii waxul dëgg kii daal alaaji boo dégloo ni muy wax sax nga xam ne gars yi nday làmbatu. mais tey. non kii man de message yi ma jot. kii wax ni mënoo ko dégg naan. kii yi ma jot ci sama téléphone bi. rawatina ci nit ku faatu tamit. c'est responsable. rawatina ci nit ku faatu. wax ju responsable alaaji. ba noppi nekk. wax ju. nekk jàmbaar. waaw nekk jàmbaar wax ju kilifteef. waaw. wax ju déet nag nous voulons l'écouter nag fii nag moom vraiment du fi xëjaat déggoo kii naan ma tës bi na dem ba 11h ngir yàlla. déet. dégg nga loolu. comme ki doon wax na ba noppi ñu commenté daa am fu ñuy yem. waaw lii nag doy na waar. dem leen kii. dégg nga. lii nag doy na waar. écoutez nag moom day diis. en tout cas daal na ngeen ko karaat ngoon seen jotaay bi comme ni ñu leen waxee rek comme ni ñu ko waxee rek. comme que tëj télé daal dafa xew. buñ ko tëjulee. bëgg nañ koo teg seen jotaay alaaji. ñu daal koy seetaan. incha allah. waaw bu loolu weesoo nag waa LONASE alaaji. par le biais de son DG. balaa ñenn ñi naan encore politique la. dañoo porter plainte. Sen TV. ñan si. LONASE ci boppam. fa porter plainte Sen TV. li tax mu porter plainte Sen TV nag. mooy maye yi ñuy maye xaalis. nee nañ ñun waruñoo maye xaalis. ñun dañu maye xaalis. mi ngi nii alaay. ñuy may suñuy téléspectateur xaalis. waaw. dégg nga loolu ci grand plateau bi daal noonu ñu doon jóg di maye xaalis ak yooyu. seet sa benn téléspectateur bu la neex génn ko ci page Facebook bi may ko xaalis. voilà nga may ko xaalis. ok followers yi. dañu foog ne réew mi ñoo ko moom. nga yëkkati leen may leen xaalis. mooy li ma wax toujours. ma defaat benn précision alaaji. Sen TV. deful ay loterie. comme moom LONASE ni mu koy defee. dégg nga loolu foofu la. LONASE. par le biais de son directeur. Lat Diop dañoo porter plainte Sen TV. ndax xaalis bii nga xam ne dañ koy maye. jeu concours amul Sen TV. loterie comme ni LONASE di loterie amul Sen TV. dañuy dimbali suñuy auditeurs yi ñuy déglu di leen jàppale ndax dëgg. voilà Chimère nag li mu wax xëy na loolu dëgg la. nee na wàllu dañoo bañ a fay publicité. léegi bu ñu defee yéen yi di nga leen tudd may leen publicité. léegi nag dañu porter plainte parce que da ngay woo ab taximan alaaji may ko versement. ñu ni loolu di woo nit may ko xaalis. woo nit may ko dépense. nee nañ maye bi na dakk. man nag yooyu. ñun ba couverture maladie universelle du ñu porter plainte ci faj ji faj maladie. dañ continuer maye. ñoom réew mi moomuñu ko. mbaa seen mi du ñu porter plainte ko gis nga di leen defal promo sax. may leen buzz la. bu dee ñoom mën nañoo fexe ba ñoom nay gi ñu ne nañ ko nay. ñoom nañu lijjanti. nañu lijjanti dund vie de luxe bi ñu indiwaat biir LONASE. seen taax bëri yi ñu occupé ci dëkk bi ba noppi. ba xam loolu yëpp farata la am déet ba noppi jox ñu ay leeral ci yëpp yeneen société tubaab yi ñu xajal ci biir jox leen autorisation ñu exploiter sénégalais yi. mooy dëgg. am na dossier yoo xam ne nañ ci ñëwaat. nañu xaar. léegi yan ak yan télé la ñu porter plainte. nañu xaar ma ne. bu ñu bañee loolu. non ñun mais gis nga ñun daal jot nañu. mënuñu saa bu ñu nee xuur nga reculer. doo xañ sénégalais bi mu may nit xaalis. bu fekkee deful sax jeu. te alors dañu war a jox ay sénégalais. ñu installé wu ci suufu LONASE di def jeu comme ñoono waxuma damaa daganal jeu de comme ni ñu jàppandale ay étranger yu ñëw fii ci biir réew mi installé wu fi am ay jeu ñu jox leen sañ-sañ ñuy lekk xaalis Sénégal yi di xirital xale yi sàcc ak naka sulul noonu tey ku sa doom réer ma nga ca installation benn pari foot ci sa quartier kiosque pari foot yi inondé ci quartier yi te ay étranger ñoo ko moom ñu jox leen sañ-sañu implanté au Sénégal et ak yeneen ci wàllu exploitation ci biir emploi yi
moo tax dinañ ci ñëwaat. moo tax ma teel leen wax ne leen. bu ma nee dinañ ci ñëwaat rek parce que dinañ ci ñëwaat léegi ñun. ni ñuy tànn ki lay déglu di sa soppe nga may ko benn peñe wala ñaari junni wala nangam ñoom loolu ñun dañuy porter plainte war ñoo maye ñun dañuy bàyyi muy jàll dañuy continuer maye gis nga ñi moom ñu nit ñi te moomuñu dëkk bi. gis nga Lat Diop mi directeur général Sénégal la juddoo Guédiawaye gii la juddoo mënu fi indi lu ñu xamul gis nga ñun li ñuy wax mooy immeuble yi mu occupé yépp ndax lan d'abord gis nga loola dellu si ba noppi ñi yoroon LONASE di ko doxal laataa ngay ñëw nga néewal seen doole damm seen i laaf jël seen i teg ñuy dogal lu mu leen neexee maa ngi ñëwaat ak yeneen enquête daa ba xam ñoom ñoo moom dëkk bi ñoo moom dëkk bi wala déet maa ngi ñëwaat ñoom daal ku ci duy sa poche ba mu fees tabax sa ay verger def sa ay gundaandaat di noos yow xiifoo maroo meew mi la neex ngay naan am nga say nagi pompe soow mu la neex ngay naan am nga sa kii hôtel bu la neex ngay dugg nangam immeuble bu la neex nga loué on a tout compris gars yi may leen ñu jàmm de barke rasulillahi dañuy maye fii ak ñu ngi dund rajo bi existe dañuy maye bu amet mayewul xaaral ma am ko moo sax may ko léegi ñaari junni tout de suite dañuy barke rasulillahi dañuy maye par la force dañuy maye alaaji non c'est que ñii faw ñu leen di fàttali ni réew mi wallahi moo leen ko maye bi dañ koy wallahi moo leen ko man de séer mi laa ragal mu ñëw dugal ci loxoom wallahi daañu leen fàttali ni réew mi nañu bàyyi leen ñu ngeen di faj respecté leen ñu lii respecté leen ñu respecté leen sénégalais yi am leen suñu kersa duñu seen i noon alaaji woo ma yéen lii lan la alaaji nee na woote maye woo ma te ñun ñu xam yéen nu ngeen di doxal ci dëkk bi alaaji woo ma yewit nag te ñun ñu xam ni alaaji xuloo bi jeex na nag wooteel may ma non billahi xuloo ma c'est que wallahi maa billahi xuloo ma waaw wool may ma wallahi wal azim xuloo ma wallahi xuloo ma wallahi xuloo ma man de wax ci yëpp c'est que booy wax Sénégal dañu tàmm layaamal ba booy wax bu am précision ñu ni dafay xuloo wallahi xuloo ma dama ni ñii di ñu bind naan dañuy kalaame seen immeuble yu bees yi ñu luwee ci dëkk bi seen ña fa nekkoon doxal ko ba léegi ñu néewal leen doole yëpp xam nañu ko étranger yi ñu jox ay sañ-sañ xam nañu ko am nañu droit laaj pourquoi LONASE nekkoon ci benn immeuble direction mu tabaxal boppam tey mu am ñetti immeuble yu mu occupé ci dëkk bi est-ce que nécessité la buñ ne waaw nécessité la ñuy d'accord suñu yoon nekku ci mais am nañu droit poser ay questions bu ñu ne ña fa nekkoon tey doxal tey ñu néewal seen doole dama seen i laaf ndax yoon la bu ñu ne waaw joxe explication ñu ne ok mais nekk directeur ci société nationale taxul nga moom ko kenn dem dañuy waar ndeysaan allo te moom laa fi dégg ñu koy waxal lu baax de noonu allo kookan la may naa la 10 000 foo nekk numéro bi am wala am na Orange Money maa ngi lay dugalal 10 000 léegi nu ma keneen woowaat seet may naa la 10 000 Mohamed Diaw 813 82 52 nu ma keneen woowaat tout de suite non attends man dëkk maa ko may xaalis. Chimère noo keneen woo boo tajul pis bi laa dina jeexal. na ma keneen woo. la mu denc de. billaay sama salaire dina jeex ni ma ci métti nee na ngi woote sama salaire dina jeex nag de parce que 30 000 moo ci des te may naa 10 yi waaye dara ndokk yàlla waaye yow xool keneen a ngi woote nii dama ko jël maye ko 10 000. voilà yii ngay may teg ma cee may. waaw. ala yaa ngi den deg ñu mu war a may. am na suñuy kersa waay. barke yonent bi ala. comme nay ñu ne ko gën a yeeyoo la ñu nii. may naa la 10 000. waaye yow may naa la 10 000 Amar Wali. waaye yow may nañ la 10 000. may nañ la 10 000 Amar Wali. jaajëf waay. déggal ki ànd doo ma ci may man nag damaa yorul. waaye yow may naa la 10 000 may naa ki dëkk Ndar 10 000. kii nee na ñoo yëpp seet leen yàlla. kii nee na. bu ñu jógee victime dinañ may ñee publicité gratuitement benn ñaar. xaalisu Sen TV moo gën a lew bu LONASE fop. day benn fop dégg nga loolu. fop waaw léegi nag kon nañ fa yemale coow loolu te ñaan en tout cas moom moo tax man ci commencement ba laa leen ne buñ tëjulee télé bi comme que télé bi moom ñoom dañ koo singili. duñ ko tëj. xam nga singili. mënuñoo tëj télé bi alaaji. mënuñoo tëj télé bi.
mënuñoo tëj télé bi. Sénégal eggul ci suuf ak démocratie ba ay benn nit yu nekk fii naan dañuy damm laa fu kenn pour tëj télé bi kenn du ko tëj. télé bi day dox ñu ko fi woon. mani non suspension ay 3 jours pour jéem a wayangal nit ki yow ku ne mën na ko. foofu la ñuy waxee. kenn du tëj télé bi day wax. yéen dëkk wallaahi dëkk bi kenn moom ko. foog ñu xam ni boo jiitew askan di def loola neex seen découpage yi dañuy kaas waaye kenn mënut def ñu def ko seen redécoupage yi kenn mënut dañu def ko seen départementalisation yi kenn mënut dañu def ko bu ñu bëggee jënd avion kenn mënut dañu def ko parce que ñun ñoo leen jox pouvoir boobu. mu neex ñu mu naqari ñu dañuy valider mais ñun tam li ñu am ak néew muy dund ci Sénégal ci afia liberté d'expression wax li metti sénégalais yi ñoom bu ñu leen ko fàttaliwul au lieu ñu def ñuy soppi ñun ñu leen di alerter ñu def ñu ay noon ñun nag xam nañu ni ñuy doxee xam nañu seen tool yi seen verger yi xam nañu seen nag yi seen oto yi xam nañu seen nangam yi te waxuñu ko tudduñu ko parce que loolu sa bien la dañ la ñaane alaaji société nationale nga yor man daal leen xamal naa la ko bu ñu tax a wax de ñun daal fii la ñuy daanee suñ doole ñu tax a wax de seen service yooyu ku leen songoon tey aduna tukki dégg nga loolu ñun nag fii la ñuy daanee suñu doole dégg nga loolu waaw kay nga waate way seen TV nag xam naa ni daal man daal xam naa ni jaaxle naa li ma doon may jeex na émission ci boppam laa lay wax nii boo ko amee da ngay waaj naa ko teg ak bu ma ko tegee mbaa duñ ma tëj ak ñu jël jaasi alaaji tiimale la ko teg ko sa baat bi waaw boo waxee xam lii nii de alaaji boo bëggee dégg-dëgg fu ne jéem naa faa daw nëbb ko dégg nga waaw nu may def te yow nga def yow ñun DG Lonase ñu ngi lay ziar mais xaalis bi ko doon mais sa activité politique yi ñaari semaine yi passé nag tey la laaj di sulli mbooti ba yàlla non xam nga yéen ma doon tudduma kenn mais bii dama ko ne yow laaj jóg sa activité politique yi nga def temps yi passé xaalis bi ñu ci doon maye mais lu mu tudd 286 millions mais loolu lu mu tudd 200 pour financement waaw loolu lu mu tudd moom 286 millions waaw léegi ñu duñu maye ñaari téeméeri millions ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn. foofu juumoo yow tamit yokk wàññi leen 0. 1000 wala million. foofu góob la. ñun dañuy maye de. lay dañuy maye. wallahi dañuy maye. te bala moo xam ñun ñoo ko gën a tabe. ñu amoon xaalis. ñoom bala ñoo xam ne ñun ñoo leen gën a tabe. billahi ñu am li ñu am. ñoo leen gën a tabe te daañu ko def defin woo xam ni defu patriote lay nekk. waaw mais alaaji xam nga man lan laay faral di wax gaañ yi chaque jour. waay. diw ni mu baaxee may nañu mayo diw ni mu baaxee may nañu ay baa may nañu bal may nañu ay billet màkk may nañu nangam sangam te yow. ñu ci bëree bëri ci ñoom. avant ñoo falu. mosuñoo jënd saako soble seen koñ. mais loolu de. yow sama alal nga jël joxaat man ñu naan ay. mais financement nga ne lan. 286 millions. Lonase ak lan nga ni. ak crédit mutuel pour financement femme. léegi loolu kan lañ ciy tàgg. man tey Zik FM wala Sen TV jox ma fii ma teg nii di maye. génn ñu naan Ahmed ak social ak a tabe. non dañuy bàyyi ba weer wi dee ma nekk biir géej waaye di dimbali nit ñi. wala yoruma poste yoruma dara. ñu ne waaw kay. laaj mais koo xamante ni man damaa bàyyi ba nekk maire wala nekk ministre wala directeur wala président de la république sama tabe di doog a feeñ may tibb ci keesu nit ñi di leen ko delloo te ñoom ñoo ko moom loolu tabe la. Lonase dañ ñu wax. yow Fofana ma leb la 10 000. di la fay 10 000 bi wër dëkk bi yëpp ne Fofana de tey laa ko fay 10 000. c'est que yow yaa ma ko lebal. c'est que yéen dañu leen a yab. parce que yéen da ngeen a ñu leen infiltré tey suñu rédaction xam nga fu ñu ko war a yemale. envoyé reportage ci quartier yi nga xam ni. kiosque Paris Fouti inondé na fa yàq jikkoy xale yi mujj nekk ñëpp ay voleur benn reportage journal bi nekk loolu. deuxième reportage. ñu laaj nécessité wu. occupation 3 immeubles yu Lonase yi nekk ci dëkk bi. ngeen def ci reportage. et vous cherchez ngeen enquête en même temps ñen ñoo moom immeuble yooyu.
c'est que c'est-à-dire que c'est yéen waa Sen TV. xaw ma seen rédaction da ngeen am ñu leen infiltré xaw ma da ngeen a ragal xaw ma qu'est-ce qui se passe xaw ma seen chef yi ci seen reportage yi xaw ma qu'est-ce qui se passe. dama ni. dégg naa dafa joxe ay prime 100 000 par jour Guédiawaye. dëkk ci di leen 100 000 par jour 100 000. ñu dëkk ci di leen dóor ça fait combien de millions. mais ngeen jël yàpp bi di ko jox ñu leen dóor. Sénégal nangam na Sénégal nangam nangam. Sénégal nangam nangam Sénégal nangam na. Sénégal la ñuy vérifier que Babacar Diagne waratul nekk. parce que li juddu moo rey Sénégal. Sénégal kon amatul raison d'être vivre sur terre pour di sanctionner qui que ce soit. et vous laissez faire. yéen tey bu leen neexoon waa LONASE ñi ko jiite du ñu yenu ci jàmm yéen. am ngeen pouvoir boobu dem leen chercher 3 immeubles yu LONASE occupés fu mu tegee et vous cherchez pourquoi jox autorisation étranger. du crédit mutuel mais PAMECAS. doy na waar. yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi ala. man de yooyu yëpp sama yoon nekku ay financement jigéen ci femme yooyu sama yoon nekku waaye dama ne. li ñu bokk société nationale bi. occupation 3 immeubles. Sen TV autorisation étranger. mais Alaaji yow booy maye moment boobu ngay tere maye. Sen TV nañ ko bàyyi. qu'est-ce que la. non Alaaji yow ngay maye moment boobu ngay tere maye. bàyyi leen télé te yow ñii li ñuy maye ay nit ñoo koy liggéey. yow nga xëy ban heure nga yeewu woon ñëw fii liggéey si. yéen da ngeen a comprendre ba léegi nii. avant 4 heures nga yeewu pour mën a egg si bi 4 heures et quelque. ñii ñëwaat bu ëllëgee bu ñu ñëwee tëjaat télé bi. politiciens yi mel noonu tey ñi xaritoo ñin def ñu mburoog soow yëpp lu yàggul dara. c'est vrai ñooñu fi doon saaga ñoom ñii nekk fii tey di ñu tere ay kii wuy ma buñ daan meeting seen kaw oto waxuma ci biir oto bi de seen kaw oto toi lañ may teg man dañ may fekk sama oto X6 ba génnee ma teg ma ca seen kaw oto Bakary Traoré maa ngi lay nuyu depuis Canada teg ma ca seen kaw oto foofu ne mii mës na ma faa romb naan ma lii warul la tëddee njaaxaanaay la war déggoo ma di seen kaw alaaji toi oto mooy ci toi bi ci kaw buy taw fi noonu fa laa yéeg taxaw fa lañ ma daan teg waaw déggoo ma di mais boobu jamonoy wut la léegi nag bu ñu amee laaj ma fan lañ lay dugal naa leen bañ a moytu suufu oto si suufu pono yi mooy lan bu ñu la rombee niñ la mbëkk waaw mooy suufu oto waaw ci suufu pono maanaam oto bi jaar sa kaw maanaam lépp lu nekk ci weñ ci oto bi daal mun na laa gaañ Alaaji wallaay buñ ko talee daa fekk la nu yàlla aar daa fekk mu neex ñu rek yàlla na nu yàlla taxaw ba yu bëccëg kenn du ko rendi ci rondal yàlla na nu yàlla aar nu yàlla taxaw xam nga nekk ci nguur alaaji bàyyi leen caaxaan yi nekk ci nguur dañu caaxaan yi nekk ci nguur alaaji yow di xale dëkk yëpp xale dëkk bi yëpp ay sàcc lañu léegi ndax seen kiosque Paris foot ñu installé ci quartier caaxaan leen caaxaan yi waay bu loolu weesoo nañu doxal rek ñu dem nañ doxal ñu bàyyi tiitalaate bi ak bu ñu bëggee jàmm nañ doxal rek bu ñu bëggee jàmm ko nañ doxal dañuy may nag alaaji dëkkandoo jàmm ca gën bés du ñàkk ñun nag dañ fee waxoon ak ministre des finances économie ak finance woon di Abdoulaye Daouda Diallo quand même ñu am lu bëree loo xam ne alaaji ñun dañ koo xam dégg nga loolu waa ji musuma ko tuddee déggoo ma de nañ jàgg dama ne Abdoulaye Daouda Diallo laa wax maa dugg ci affaire am mais foofu nañ jàgg de na bàyyi tooj dañu seqoon ak moom wax Jóob la ñu sant de am lu bëree lu ñu xamoon mooy lan dégg nga loolu nañ bàyyi nag Sen TV nañ bàyyi menaces yi nañ bàyyi tiitalaat góor moomul menace moomul xaste moomul dóore moomul lii dootoo leen ko fi defaat Jóob la ñu sant de gayen foofu nag surtout ma Ndoumbe Jóob la ñu de ay garmi pire la leen a def li ay leen seen yooyu xaayaat ku dégg séeréer mënuñoo nekk fii ñu dénk leen nguur gi ñuy def naka sudul noonu baate dégg nga loolu ba njiitu réew mi ne leen da ngeen di def nangam wala ñu def leen nangam jàmm ci la dugg foofu nag la ñu yem man ala yow kii alaaji dañuy caaxaan waay déggoo ma de da ngeen di def nangam wala ñu def nangam jàmm mujj dugg foofu nag lañ yem pour l'instant xaayaar ku dégg séeréer voilà wax sax lu am solo maye mooy lan yóbbu duñ maye non bàyyi leen noonu bàyyi leen noonu Alaaji Simer Diop kon mbokk yi moo nekkoon ci xarale gi waa docteur Simon ñëwul yéen doom ni jàngaloo leen foofa naa ngi ni leen kon sama taaw bu jigéen baa ngi ni leen nag min Makka min Medinatul Munawwara ngi nii toog di Alaaji Mansour Diop moom nag mooy njóobeen bu mag bi dëgg ceeb de plus damaa xam ne moom kay waay ana kan la dendal sëtu ko tedd ki borom maamu barrière port ba ca Médine bandi xore Serigne Ahmed Aïdara Karara monsieur le maire de la ville de Guédiawaye par force le procureur du peuple par force di leen jokkoon dig daje incha allah
Omo Express surtout e-commerce bu Omo Group bi leen indil TCL ak Alcatel téléphone yi gën a baax gën a yomb moo leen ci may seen émission Zik Feeling taamul meewu dano bi lay dooleel seen meewu dano moo leen di may seen émission Zik Feeling. Zik FM